asalaamaaleykum mbokk internet yi ñuy seetaan ci SDTV ñoo ngi am mbégte ak contentement tey di dalal suñu gan gu màgg ci biir seen keppaar di Amadou Samb directeur général fiduciaire bi nga xamante ni agent comptable bu mag la ci mim réew du Sénégal Amadou ñoo ngi lay jox kàddu gi nga nuyoo ak suñuy mbokk internet yi. asalaamaaleykum wa rahmatullah Ali ñu ngi lay nuyu ñu ngi nuyu waa SDTV ñu ngi nuyu képp ku leen di seetaan ci àdduna bi di am mbégte dage di dalal kër goo xam ne këru liggéey boo xam ne ay ndaw yu soqee ko Sénégal ñoo ko amal di góorgóorlu ci domaine boo xam ne am na yàggul trop rek ñu bëri ñu ko daan def bitim réew lañ daan jógee suñ gisee ay ndaw sos ko di ko doxal dañ leen di encourager bu baax a baax. merci beaucoup ci encouragement yi bi la ñuy dugg ci waxtaan wi bëggoon neen xam kan mooy Amadou Samb. Amadou Samb doomi Sénégal la boo xam ne li ëpp ci njàngam fii la ko defee ci réew mi ba nekk fii ci Université Dakar ba nekk ci tey ordre bu ñuy wax ordre des experts comptables. nga xam ne ordre la boo xam ne ci UEMOA benn directive UEMOA moo ko amal ak benn loi ak benn décret képp kuy expert comptable ci Sénégal nga xam ne mun ngaa téye comptabilité ak def lu ñu naan audit à titre indépendant ci ordre boobu nga bokk. ordre boobu ñi ci bokk fi mu ne nii ci 2020 ñaari téeméeri nit lañ. waaye ñu ngi invité ndaw yi Sénégal ñu bëri ci ñoom ñu dem ci liggéey boobu jàpp naa ne li ñu war a liggéey te ay expert comptable war ko liggéey ci réew mi ñaar téeméeri nit mënuñ ko suñ doon junni sax duñ ko mën a def ndax liggéey bu yaatu boo xam ne war nañ ko def fii ci réew mi te liggéey yooyu ay fànni liggéey yu bees la mun nañ ne li ñu daan def bu njëkk loolu mu ngi jeex ndax ay xarala yu bees li ñu naan digitalisation révolution numérique bi nga xam ne moom la ñuy dund tax na ba liggéey bi soppeeku na ay liggéey yu bees ñu jàpp nañ ne li ëpp ci liggéey yi nga xam ne expert comptable yi dinañ ko war a def sax juddooguñu ay liggéey yu bees la yoo xam ne ñu ngi ñëw moo tax maa ngi wax génération yu ndaw yi ne leen ci domaine boobu comme ci yeneen domaines yi ñu ngi leen di xaar ñu ngi xaar ñu ñëw liggéeyal seen réew ci fànn yooyu. mais suñ bëggoon a xam tuuti cabinet fiduciaire ci la cabinet boobu noonu loo ñu ci mën a wax ci cabinet bi. waaw xam nga mbirum cabinet d'expertise comptable moom li ëpp ci li ñuy def yoon daf ko tëral. waaw li ñuy mooy tenue de comptabilité à titre indépendant nit yore société am wala entreprise am soxla. ñu ko tiyeel compte yi mu xam lan mooy dugg lan mooy génn lan mooy patrimoine bi loolu lenn la ci liggéey bi wala ñu liggéeyal ko ba pare mu soxlaa ñu certifier ko ay comptam pour wane ne compte yi li mu joxe dëppoo na ak li entreprise bi doon loolu bokk na ci suñu liggéey waaye nee naa leen liggéey bi dafa gën a yaatu loolu bari na yoo xam ne ñu ngi koy tuddee conseil yu lu mel ni business plan lépp loo xam ne entreprise soxla na ko ba muy juddoo ba muy dee parce que loolu day am loolu yëpp daanaka expert comptable da ci intervenir lu yaatu la lépp te xam nga soo ne entreprise mooy koom-koomi réew mi entreprise yi ñoo yore koom-koomi réew mi kon mun nga ne wàlli koom-koom la ci anam wu yaatu la waaye sànq bi may wax parcours bi sottalu ma woon li ma doon bugg mottalee mooy lépp luñ mun a naw lu nekk ci man lu baax jàpp naa ne mu ngi soqeekoo ci mag ñi nga xam ne ñooñu meññi nga xam ne soo leen doon melal da ngay wax ne ci këri diine lañu aju woon lépp loo xam ne baax na ci ñun ci loolu te loolu mun naa ko wax ci doomi Sénégal yu bëri suma parcours doo ko mun a teqaleeg diine bi may nekk ci université fii am na diir boo xam ne maa nekkoon président daïra des étudiants talibés de Baye Niass waaw loolu boobu ba léegi yàlla def na parcours boobu jóge wuñ ci loolu doo ko mun a teqale ak suma parcours ci wàlli diine
métier bi métier la boo xam ne ñu ngi koy def parce que yàlla daf ñu wax ne duñu ay jëmm yoo xam ne duñ lekk, dañu soxla def métier pour dundal suñu njaboot ak ñaaju ci ñun. waaye am na lu ñu gëm loo xam ne ci diine lañ koy dundee, loolu duñ ko mun a teqale benn yoon ak suñu parcours. te aussi diine dafa santaane pour ñu dem liggéey ah. wallaay noonu la. jërëjëf léegi suñ ñëwee si këru xaay bi nga xamante ni moom mooy fiduciaire tey ci wàllu liggéey boobu noonu nga koy liggéey ak entreprise yi kon mën neen wax ne fii effectivement y a des employés. waaw. xam nga soo xoolee réew mu mel ni Sénégal dañ naan réew mu néew doole la, réew mu ñàkk la, loolu mooy li am soo ko méngaleeg li ëpp ci réew yi àdduna bi. waaye li xew mooy réew yi Afrique yi tey ñoom ñoo yor potentiel de croissance, maanaam ku bugg a màgg jëm kanam Afrique ngay ñëw. moo tax soo xoolee àdduna bi tey këri liggéey yi gën a mag ci àdduna bi ñu ngi ñëw di wut si dalukaay ci Afrique pour mun a gën a màgg. ñu ngi jógee ci yeneen continent, ci Europe, Amérique, Asie. léegi défi bi ñu am ñun doomi Afrique mooy fexe ba comme boo bi nar a am màgg gi nar a am ñu bañ ñu cee maanaam ñu bañ ñu cee exclure, maanaam ay doomi Sénégal ay doomi Afrique bokk ci loolu di xew, liggéey boobu di xew, màgg googu di am. li ma bëgg a wax mooy ñu bëri dañ jàpp ne pour ñu tekki, pour ñu am dara dañuy war a daw jëm bitim réew. naam loolu am na, waaye li ëpp tey ci liy màggal àdduna bi mu ngi ci Afrique. dafa des rek ñu teg conditions yi nga xam ne doomi Afrique dinañ ci mën a jëriñoo. waaw yaa ngi wax ne si contexte bu ñu nekk nit ñëpp dañoo war a daw tey ñëw Afrique mais suñ xoolee contexte mondialisation tey insécurité bi nga xamante ni moo am ci biir Afrique rawatina suñu réew mi du Sénégal mbaa du jàkkaloo investisseurs yi nga xamante ni ñoo war a ñëw ci réew mi. waaw lii ma naan dañ war a ñëw loolu am la ba pare su ngeen xoolee su ngeen xippee seen bët am ñu bëri ngeen a ngi gis ne ñu ngi ñëw di fi amal ay béréb yi liggéey. li ma bëgg a wax mooy dañ war a fexe ba liggéey boobu soxla nañ ñiy ñëw di investir ci Sénégal ci Afrique, dañ war a fexe ba loolu jëriñ réew yooyu. mooy li ñuy tuddee contenu local. dañ war a fexe ba loolu jëriñ li daal di fës ci koom-koom yi réew mi. yaa ngi tudd affaire yi insécurité. ñu ngi sant yàlla bëreegul ci Sénégal donte ñu ngi dégg ay benn yëf yuy am. loolu contexte la boo xam ne dañ war a fexe ba du am. ñoo ko war a fexe wala nguur moo war a accompagner loolu. waaw su ma nee ñun mu jàkk Sénégal laa wax, Sénégal ki ci jiite mooy dafa am nguur gu ko jiite. waaye nguur gi émanation peuple bi la. peuple bi nguur bi yëpp dañ ko war a. man bokk naa ci ñi gëm ne insécurité boobu li ko amal dëgg la, am na ñoo xam ne dañ ko xamb. waaye itam am na ñoo xam ne dañ gëm ne seen diine moo leen sant loolu. am na itam li te yàpp naa ne loolu mooy li gën a bari ñoo xam ne dañu ñàkk foog ne yoon woowu ci lañ mën a amee dara. xam nga ku ñàkk ba pare yore ngànnaay mun na def loo xam ne bëggu ko woon a def sax ci njëlbeen. loolu lañ war a xeex. jàpp naa ne liy xeex insécurité mooy fexe ba xeex ñàkk njëkk. nekk loolu mooy développement économique, loolu mooy développement économique lu yaatu la. xeex ñàkk benn, ñaareel bi xeex ignorance ñàkk a xam. waaw fexe ba ñi ci wàlli diine par exemple nit ñi xam lii seen diine xam-xam bu wér. te jàpp naa ne ñi ëpp ci Sénégal ñu xam seen diine lañ, ñi ëpp ci jullit yi Sénégal jàpp naa ne ci fànn boobu xam nañ ne seen diine santu leen ñu dem rey kenn wala ñu dem taal fenn bomb. loolu bokk na ci façon yi ñuy xeexee insécurité, xeex ñàkk, xeex insécurité.
waaw soo ne yaa ngi may laaj lan ni ñuy xeexee ñàkk mooy développement économique loolu gouvernement bi am na ci wàll opérateur économique yi am nañ ci wàll waaw fexe ba créer ay këri koom-koom yoo xam ne dinañu créer ay béréb bi xëy nit ñi am luñ jàpp am luñ dundee loolu mooy condition sine qua non pour jàmm am waaw fii ak feneen ak ci àdduna. te seen métier bi nga yor aussi di comptabilité si këru xëy yëpp yi ngeen di dem lu ngeen fa jot seetlu ci domaine bi nga xamante ni la ñuy yëngatu employé yi nga xamante ni moom moo fay am luñ war a mën a yokku la te état war si mën a jàpp wala yow la nga si xalaat parce que tey dañuy wax l'emploi des jeunes pose problème. waaw xam nga man li ma jàpp mooy état bi am na rôle day créer ay conditions rôle incitation lay def day créer ay conditions pour nit ñi sawar a ñëw créer fi ay kër xëy pour nit ñi yëg ne suñ créer ay entreprise fii ñu ngi ci sécurité ñu ngi ci climat des affaires boo xam ne bu wér la kenn du la boom kenn du la def naka sudul noonu justice bi lu aw yoon la réew mu stable la mu am tranquillité loolu mooy waral ñi ci biti ñëw sawar ñëw investir fii doomi réew mi tam sawar investir fii waaye bañ a dem di yóbbu seen alal feneen waaw loolu mooy condition yi waaye su loolu xasee ba am nag entreprise moom ay privé ñoo koy gën di créer waaw loolu mooy rôle yi vraiment homme d'affaires yeeg keneen ak keneen pour ñu mun ko créer léeg-léeg dina laaj ñu former leen dina laaj ñu accompagner leen waaw nga gis ne liggéey bu yaatu la boo xam ne ñun ñëpp am nañ ci wàll. kon kër bi nga xamante ni lañ toog tey di Fiducia man neen wax ne kenn la si kër yooyu noonu nga xamante ni moo ngi recruter ay jeunes. kenn la ci kër yooyu man ak sumay associé ñoo ko créé te li ëpp ci suñu liggéey fii lañ koy liggéeyee ci Sénégal. am nañ ay liggéey ci biti yoo xam ne dinañ koy def ci biir sous-région bi. waaye li ëpp ci suñu liggéey fii lañ koy defee wuti wuñ liggéey feneen suñu amee liggéey feneen sax dañu woo rek ñu dem ci waaye wuti wuñ ko comme ni ma leen ko waxee sànq jàpp naa ne li ñu war a def ci Sénégal suñ doon junniy cabinet tam mënuñ ko jeexal loolu mooy li xew. déficit comptable du ma ko tuddee déficit li ñu war a def te mu teew ñu ngi koy def. waaye jàpp naa ne lu bëri lu ñu waroon mën a def defuñ ko. est-ce que loolu nekkul encourage bi nga xamante ni moom la ñu war a encourager si njàng bi nga xamante ni xale bi moo ngi doog a am bac orientation yi dem ñu jàngal ko comptable encouragement boobu noonu si éducation bi est-ce que yaakaaroon ni foofu. li may wax nii ci wàlli comptabilité dafa nekk tam ci yeneen domaines yi. si domaine technique yeeg yu demee noonu mel na ni sax domaine yooyu lañ gën a soxla ci Sénégal domaine yooyu yëpp man jàpp naa ne liñ waroon defaguñ ko kon soxla nañ ay nit xoolal par exemple ci wàlli médecine suñ ma ne léeg-léeg ñu former ay médecins ñu génn di chômer daf may jaaxal te yéen ñëpp gis ngeen ne fii war a am ay béréb bi fajukaay 1/10 bi sax defaguñ ko. waaw mu ngoog loolu ci domaine yëpp noonu la demee du ma sànni xeer kenn jàpp naa ne suñ niveau de développement moo toll foofu waaye da nga ciy déggee ne ñun ñëpp war nañ def effort jàpp naa ne gouvernement baa ngi def effort waaye war nañ yokk effort yi pour vraiment mu am ay bérébu liggéey ci domaine yëpp yoo xam ne day gën a su boobaa mun na am doomi Sénégal yëpp am fi dafa bëri lu may gis tamit. ay doomi Sénégal wala doomi Afrique yu jàng bitim réew ba pare toog fa duñu delsi am na ci sax ñoo xam ne dañuy bugg a delsi waaye suñ ñëwee dañuy gis ne li ñu jàng gisuñu fuñ ko exercer fuñ ko pratiquer su ko defee nga gis ne suñuy cerveau yi suñuy ressources humaines yi ñu ci bëri ñu ngi dem ci bitim réew te man jàpp naa ne ressource bi gën a am solo pour développer réew ressources naturelles yi baax na gaa mais ressources humaines la waaw nit ñi ñooy développer réew
soo gisee ci réew yi gën a développé ci àdduna bi am na ci benn boo xam ne daanaka amul ressource naturelle te moom sax ci 1945 sànni nañ ko ñaari bombe atomique amul benn ressource daanaka benn île la waaye dem na ba nekk ci puissance yi gën a kawe ci àdduna bi te loolu ay ressources humaines ñoo ko maye xam ngeen ko ki ñu sànni ñaari bombe atomique kenn la fi waaw donc vraiment pour wax ne ressources humaines mooy li ëpp solo dinañu ñàkk yenn ci suñuy ressources humaines parce que suñu demee ba yegg ci yenn niveau bi yeneen réew dañ ñu koy gën a soxla ba pare ëpp ñu doole pour wax ne fii mooy place bi fii mooy liggéeyukaay bi fii mooy fi ñu war a développer su ko defee ndaw yëpp mun a am xëy suñuy réew toll fu gën a méngoo. Amadou su xamee problème bi xam ne fii la problème bu nekk am na gab bu des suñ la waxoon tey nga wax benn message boo xam ne dafay dem à l'endroit du peuple sénégalais ban message nga leen di wax pour ñu mën a gën a toog seen dëkk. waaw li may wax ñun ñëpp xam nañ ko li ñëpp xam rek laa wax ne suñu réew am na ay potentialité yoo xam ne dëgg-dëgg suñu yàlla mayee ñu jëfandikoo ko ñi fi nekk ñëpp am na seen teraanga ngi fi ñi fi nekk ñëpp seen teraanga ngi fi li koy wane mooy ñeneen a ngi jógee bitim réew di ñëw di suturlu ci loolu soxla nañ leen parce que am nañ moyens yoo xam ne ñi ëpp ci ñun defuñ ko amuñ ko mais li ma bëgg a wax rek mooy ñëpp ci doomi réew mi doomi réew mi yëpp seen teraanga ngi fi su fekkee ne am na condition yoo xam ne réunir nañ ko condition yooyu nag pour ñu amal ko suñ liggéey la ñun ñëpp gouvernement bi ak peuple bi ñu góorgóorlu daal jëm. tey condition yooyu noonu waxu sànni xel mais tey suñ la waxoon ci SDTV Amadou ban message da si wax gouvernement bi pour ñu gën si xarañ tamit parce que loo wax dafa mel ni am na lu des loo xamante ni si côté formation bi des na te y a des bras yoo xamante ni moo ngi Sénégal war na mën a gën a yokk tey ban message. jàpp naa gouvernement bi mu ngi def lu mu mën. Entreprise itam organisation patronale yeeg yooyu ñu ngi jéem a def di encourager nit ñi ñu créer du dox bu gaaw su doon lu yomb ci ñaari fan ñett xëy na ñu def ko li ma bëgg a wax mooy effort yooyu nañ ci góorgóorlu ñun ñëpp gouvernement yi entreprise yi kuréel yëpp incha allah li ci suñ kanam man li ma gis mooy lu gën a rafet la yàlla ñuy dimbale feeñal na fii ay ressources yoo xam ne amul woon ci ginnaaw am na yeneen yoo xam ne ñu ngi séntu ne mu ngi ñëw nañ ko doxal ci façon boo xam ne réew mi dina ci jëriñu te loolu fi mu ne nii jàpp naa ne ñu ngi ci yoonam parce que gouvernement bi jël na benn loi sur le contenu local boo xam ne pour les industries extractives dina tax suñuy liggéey mine yi pétrole bi gaz bi dina jur njëriñ pour koom-koomi réew mi ak pour doomi réew mi loolu gannaaw suba la soreetul 2021 2022 incha allah benn la ci message yi espoir yi nga xam ne am nañ ko li ci des ñu góorgóorlu jubal incha allah. jubal ci côté yëpp ci côté yëpp xam nga gouvernement ne maa ngi lay wax ne émanation peuple bi la. peuple bi rek ñenn ci peuple bi rek la ñuy jël ñu teg leen ci suñ kanam ñun la gouvernement bi mooy ñun état bi mooy ñun. donc ñun ñëpp nañ góorgóorlu vraiment pour jëmee suñu réew kanam incha allah maa ngi am yaakaar bu baax ne fa lañ jëm. ñoo ngi fàttali mbokk yam ne ñoo ngi ci biir SDTV dalaloon ki nga xamante ni mooy Amadou Samb beneen point bu ñuy jël moom nga wax léegi mooy l'information qui est purement artificielle c'est-à-dire la connaissance ou bien l'intelligence artificielle moom mooy le digital tey métier bi nga xamante ni moom lañ nekk nga doon si expert en comptabilité naka ngeen di adapté woo avec le monde numérique. waaw loolu depuis ay at ñu ngi ci ñaax suñuy membre su ma nee suñuy membre yi ONECA pour ñu former wu dox jëm ci loolu te ñu ngi ciy liggéey ak état bi xam nga
ñun bi ñuy tàmbali liggéey lépp ci loxo lañ ko daan defee néew na loo daan gis sax ordinateur léegi ñu ngi dem ci àdduna boo xam ne soo defee état financier soxlawul ngay déplacé wu pour yóbbu ko fa nga ko war a yóbbu da ngay ci waaw mu nekk ci plateforme boo xam ne ñi ko war a jëfandikoo dinañ ko jëfandikoo te du ñu def ressaisie te plateforme bi benn lay doon waa impôt di ci jël liñ soxla waa statistique jël ci liñ soxla waa banque centrale jël ci liñ soxla waa greffe tribunal bi jël ci liñ soxla loolu dafay dem ba fi mu ne nii yegg niveau boo xam ne dafay jéggi dayoo dem nañ ba fi mu ne nii ñu ngi ci. mooy niveau bu ñuy wax la digitalisation du monde du travail. loolu la te dafay permettre dem ba ñu maîtriser ñu sori lool ci base de données yi. dañ dem ba xam entreprise bu nekk kan mooy par exemple le bénéficiaire effectif le propriétaire réel fi mu ne nii problématique yooyu Sénégal mu ngi ciy dox nga xam ne même pour wàlli gën a jubal dafay gën a yombal loolu waaw. information yi ñuy yóbbu ci plateforme yi DGID wala ci GUDEF guichet unique de dépôt des états financiers benn plateforme lay doon boo xam ne fi mu ne nii waa direction générale des impôts et domaines ñu ngi ciy liggéey ak ñun waa ONECA plateforme boobu waa DGID dinañ fa jëlee information yi ñu soxla yeneen utilisateurs yëpp foofu lañ koy jëlee te du soxla ñu def ressaisie xam nga bu njëkk dama daan yóbbu sama bilan pour inspecteur des impôts bi mën ko jëfandikoo daf koy saisiraat loolu soo xoolee ay at ci ginnaaw ñi am luñ doon gëstu gis nañ ne bi ressaisie boobu amoon na ñetti at ba ñeenti at di retard léegi nag loolu dafay jeex incha allah digitalisation bi dafay yombal lu bëri mais dafay tax tamit ñu am ay base de données yu gën a fiable te jëfandikoo bi gën a yomb itam waaw loolu ci suñ domaine noonu la demee waaye ci yeneen domaine yëpp foofu la ñu jëm mooy li ñu naan la révolution numérique moo tax ma ne la loolu dafay jur ay liggéey yu bees yoo xam ne ñu ngi invité jeunes yëpp pour ñu préparer wu pour mun ci surtout. si invité boobu ngay invité jeunes yi dañoo gis si mim réew di nga xamante ni mooy Sénégal ñu bëri dañuy utiliser le monde numérique pour affaire fo wala distraction alors que est-ce que du indi retard si li nga xamante ni mooy notre développement. loolu àdduna bi yëpp noonu la demee du léegi sax depuis àdduna bi ba mu sosoo progrès boo gis da ngay gis ne mun nañ ci def lu nekk la médecine nucléaire mu ngi faj lu bari pourtant ci même xam-xam bi ci lañ créé bombe nucléaire dafay am kii bu nekk day am ñaari fànn boo xam ne dafay jëmee àdduna kanam ak fànn boo xam ne safaan bi lay doon léegi nag nañu yar suñ bopp pour jëfandikoo fànn boo xam ne daf ñuy jëmee kanam. tey Amadou dañuy kontaan bu baax a baax si dalal boo ñu dalal xam nañ ne sa temps bëriwut te aussi sa emploi du temps dafa xat bu baax a baax tey suñ la waxoon nga jël benn kàddu pour wax ko ci SDTV lan lay doon. am mbégte daf may yokk espoir ma gis ne lii mooy modèle bi nga xam ne mooy jëmee suñu réew kanam modèle bi mooy yéen maa ngi koy jox ndawi Sénégal yëpp yi leen di seetaan pour wax leen ne ku ci nekk ci domaine ba nga nekk réew mi mu ngi la ubbil loxoom am nga possibilité pour doxal fii sa liggéey te loolu yëpp suñ ko boolee mooy def Sénégal mu nekk ci réew yi gën a kawe ci àdduna bi kon maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di ñaax maa ngi leen naan ay woo leen ca kanam ñun ñëpp ñu ngi ànd ak yéen di collaborer ak yéen incha allah. mbokk yi nga xamante ni ñoo ngi doon seetaan si suñu émission Sen Keppaar ñoo ngi doon dalal ki nga xamante ni mooy Amadou Samb doon kilifa gu mag doon expert comptable dañ leen di jox dox daje ci yeneen émission yi. SDTV boire leader dans le monde numérique wasalaamaaleykum wa rahmatullah.